finalu nawetaan ASBP man la Arona Diouf jàkkaarloog ki nga xam ni kenn ci kilifa yi ñu ràññee ci association bi mu yàgg fi taxaw bu am solo ñu xam ko ci Mor Diakhoumpa donc ñu taxaw ak moom Mor bisimilah asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Arona ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen di njëkkee di leen félicité ci bis bu am solo bi nga xam ni wax dëgg yàlla organisé ngeen ko. waaw Mor li ñu la doon laaj ci bis bi rek comme tey la finalu nawetaan yi nga xam ni ASBP muy association des sénégalais de Brescia et province moo ko organisé Mor naka nga gisee teewaay bi ak ñi nga xam ni ñoom la ñu beral loxo defal leen parrain yi ak marraine bi ci bis bi nga xam ni gis nga nit ñi macha allah ni ñuy ñëw. bon li ñuy wax rek mooy ñun mooy alhamdulilahi rabil alamin ndax yaakaar naa ni nit bu nekkee ci ab dëkk ba. di fa liggéey ci dara ba jóge fa teg ko ci ay loxo mu loolu ngay ñëw gis ni yow ña nga ko teg seeni loxo ñi ngi koy toppatoo nu raw na nga koy toppatoowee kooku da nga ciy sant yàlla parce que li ma waxoon tey ci suba rek nee na leen bisub tey bu nekk dafa war a gàcceel bu démb ba te loolu feeñ na tey ci bis bi maanaam li ci rax mooy parrains yi ak marraines yi ñun li ñuy wax ci parrains yi ak marraines yi moo di sant yàlla di wax ni nit ki buñ ko parraineel wala ñu marraineel ko du caagi nag ni lu mu yëkkati di joxe la waaye dafa fekk ni ki nga xamee ni parraineel nañ ko wala marraineel nañ ko mi ngi liggéeyal askan bi mi ngi joxe contribution ci askan bi loolu nag bu amee dafay fekk ni association bi la ko defal ndax képp koo xam ne liggéeyal na association rek liggéeyal nga askan bi rek association bi la waroon loolu nag bu amee ñu ngi leen di félicité muy sunu sœur Maam Diarra muy Jacob muy Ibrahima Niane kenn ku ci nekk liggéey nga ci askan bi loo xam ne wax dëgg yàlla ak soxna si nga xamee ni wax dëgg yàlla moom it Ami Souma rek kenn ku nekk dégg na ko mi ngi dimbali ay xale ñuy liggéey Maam Diarra fa mu nekk ci Lumbenzano moom it kenn ku nekk xam na ko ci association yi Ibrahima Niane kenn du ko présenté kenn kon damay wax ni fierté la ci waa Brescia tey ñu am nit ñoo xamee ni wax dëgg yàlla ñu ngi nii parrainel leen lu mel nii kon dañuy wax ne alhamdulilahi rabil alamin waaye nag di leen sant yéen ñi nga xamee ni fi mu nekk noonu koy waxee lenga yi ci seen loxo la nekk ngeen ci liggéey bu rafet fépp di ko innové an mu nekk ñu gis ni wax dëgg yàlla mi ngi gën a tegu ci yoon mi ngi gën a rafet kon yéen ñu ngi leen di félicité bu baax a baax. kenn ku mag si ñun koo xam ni dafa bokk ci parrain yi donc ñu xam ko ci Jacob Badiane bokk ci association des chrétiens yore ndombal tànk yu am solo yàgg fii ci Brescia di fi liggéey lu am solo yàgg collaborer aussi ak association bi nga xam ni moom mooy ASBP donc ba tey ñu parrainé ko bis bi ndax jëfinam yu rafet ànd ak seek ay mbokkam yi nga xam ni ñoo nekk ci association des chrétiens donc ñu am fierté tey dalal fi nga xam ni ki nga xam ni moom mooy Jacob Badiane sunu doomu ndey sunu xaritu démb ak sunu xaritu tey te yàlla na gën a sax Jacob ñu ngi lay nuyu. fay naa la asalaamaaleykum sénégalais yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen remercier vraiment beaucoup pour cette opportunité bi nga xamee betti ngeen ma waaw parce que xam nga li nga xamee si àdduna def te yaakaarloo ke nit dina ñëw un jour ne la merci waaw loolu ngeen def tey te dafa doon li nga xamee ça m'a beaucoup touché mu laal vraiment mu touché vraiment ma famille touché vraiment toute la communauté des catholiques yi nga xamee vous nous avez honoré avec ce parrainage moo tax ma ne leen maa ngi leen di gërëm di leen sant yëpp Sénégal ñu ñoo ko moom waaw ku nekk ku liggéey pour association des sénégalais de Brescia daa fekk da nga bëgg sénégalais yi te ñun si tànk boobu la ñu nekk en tant que association aussi dañoo bàyyi suñu côté politique tey ñu ñëw ñu ànd ak yéen waaw ànd ak yéen pour lan la pour jublu si li nga xamee moom mooy seen projet yi nga xamee le plus grand projet yi ngeen am mooy lan le projet social moo tax man tamit ma jóg ma ñëw si suma ginnaaw ak lu yomb lu ma mënoon indi rek indi naa ko ñu liggéey ensemble pour faciliter les familles qui sont en difficulté ici au Sénégal à Brescia surtout pour ñu nekk dans de bonnes conditions
donc moo tax maa ngi leen di remercier vraiment pour cette invitation et au nom de toute la communauté des Sénégalais catholiques et au nom du président yi nga xam ne moo nekk nii ànd nag sama délégation bi tey peut-être mu may leen benn cadeau. waaye Jacob li ñu lay laaj mooy bis bi nga xam ni nawetaan bi final bi ñu parrainé la ko naka nga gisee xale yi seen taxawaay ak bi nga ñëwee fii gis sénégalais yi surtout amuñu diversité musulman chrétien séeréer joola njaago nga gis ñëpp ànd ba ci kaw ñu jëli sax ay réfugiés ñu ñëw bokk ci nawetaan bi ñi nga xam ne duñu ay sénégalais ñu ñëw bokk ci nawetaan bi tey loolu naka nga koy dundee Jacob. Merci Arona. lii ça c'est le Sénégal lii mooy Sénégal parce que Sénégal dafa doon un pays bu nga xamee un pays d'une religion diverse waaw boo gisee musulman boo gisee catholique doo leen teg ñi ay ils ont des religions différentes donc lii moo ñu may suñu force au niveau du monde aussi donc war nañu si jublu tamit aujourd'hui tey li ngeen organisé tey depuis le début dans les navétanes boo ñu egsi ci final bi jël des personnes yi nga xamee en difficulté surtout les réfugiés politiques ñi nga xamee dugg nañu fii dans l'Europe dugg nañu fii à la recherche d'une vie meilleure. lay laaj yow tey nga ñëw ànd ak Jacob bi nga xam ne moom la ñu bis bi nga ñëw ànd ak moom ngeen représenté association des catholiques ci Brescia ngeen naka nga gisee finalu nawetaan bi ak xale yi ñu dajale ak nit ñi fi teew ni ñëpp naka nga koy dundee tey. waaw Arona maa ngi lay balaa may tontu ci wax bi maa lay remercier d'abord ci opportunité bu mooy jox taalal micro ma mun ci wax ak à travers seen chaîne Sénégal bi yëpp. Diaspora Vision gis nga Arona Sénégal lii mooy Sénégal bu ko ñëpp ñëwee ci àdduna lii ma war a Sénégal xàmmee woo kenn dëgg la man maa ngi fi teewal association catholique yi. ñëw nag sama ñëw Jacob Badiane moo tax mu ñëw parce que sama doomu ndey la moom la ñu parrainé affaire bi ma ko xamee ma ne ko du ma ci jiitu du kenn du ma ci jiitu kontaan nañ trop ci organisation bi gis nañ ne vraiment yëpp jaar na yoon AS bi fii nag lu muy def moom ñëpp gis nañ ko yàlla na continuer yàlla na jëm kanam final bi lii moom wane na rek encore une fois de plus ñun ñëpp benn lañu ñun ñëpp Sénégal ñun ñëpp Afrique mooy suñu yaay jëlee ay réfugiés xam nga fu ñu jógee mënoon nga taxaw daf comme ñëpp di leen jéppi wala di leen garder déedéet ñun ñëpp Afrique moo ñu jur xooluñu fi tey Gambien xooluñu fi tey Guinéen xooluñu fi tey Malien ngeen toog am initiative bu mag boobu vraiment ñu ngi leen ci remercier di wax nag ne association catholique nelawul xam naa si fan yu gàtt dinañu jàkkaarloo ñu lëkkaloo ndax ñu gën a continuer liggéey bi maa lay gërëm Adona. tur bi naka la ak la moo la fi ñu tey. Anna Samake la mooy tour bi tey moom dañoo ñëw rek pour seetaan si match bu waa Gardonnet ak Corvillone comme ñun Gardonnet la ñu dëkk te bokk ci association bu Gardonnet tey nag suñu équipe dem final ñu ne foog ñu ñëw tamit sargal leen ànd ak ñoom gunge leen ba ñu jël coupe bi loolu de mooy suñu taxawaayu tey fii. kon daal tey moom da nga ñëw daal supporter sa équipe. dañu ñëw pour tey supporter. da ngeen ñëw pour gagner coupe bi wala da ngeen ñëw daal pour gagner coupe bi yóbbu ko Gardonnet pour mën a def fête bu ngandee moom la ñu yaakaar daal tey incha allah. ban impression ngay am si tournoi nawetaan boo xam ne fii si diaspora bi chaque année dañu gis daal ni kii association yu bëri nañ koy xool de fii en Italie quoi. non mais c'est bien c'est une bonne chose parce que ñu organiser nawetaan bi ci biir fekk année scolaire bi tëj rek regrouper xale yi rek jël regrouper leen ñu nekk ci terrain bi di jouer am tuuti benn passe-temps rek loolu donc dafa neex parents yi jàpp ci ñëpp jàpp ci rek ma defe naa loolu lu baax la nawetaan yi daal lu baax la moom ñu gën ko innover comme tey niñ ko gën a innover nii télé yi ñëpp ñëw nañ parrains yi tamit bëri nañ marraines yi bëri nañ am na diversiment et c'est bon pour man lu baax la daal. mais yow pour yow à part football bi lan nga yaakaar daal lañu gën a war la association war a gën a tamit fësal fii Italie pour daal ñu xam ko parce que lii c'est une forme d'intégration aussi quoi. intégration la ci la bokk tamit à part football bi tamit mën nañ ci yokk xaw ma naka lañ koy waxee xuj à part football bi tamit la rek la lañ mën a yokk tamit ci biir kii bi comme ça mu mën a gën a nekk ay divertissement ñu gën koo mën a yokk nee na lamb yi moom loolu du ma ci dugg moom du ma dugg ci ay lamb moom mais moom daal nawetaan bi moom top la moom baax na moom top la baax na moom. c'est bon merci kon Adama yow ñu lay sant di la gërëm di la remercier bu baax a baax. di nuyu Augustin di nuyu tamit Sophie gisuma ko fi sax maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen di sant tamit. ñëwoon rek pour seetaan si nawetaan bi
di waa Gardonné war a dajee ko waa Bibione ñun ñi dëkk Gardonné ñëw supporter si waa Gardonné waa di ñaan yàlla ndam bi dem Gardonné daal loolu daal lañ bëgg incha allah rabbi parce que mérité nañ ko xale yi yàgg nañ si lool macha allah ñu nekk si commencement ba yegg si fii tey ndam la waa parce que Gardonné lañ ko doon commencé ma bokk si ñi nga xamante ne dama leen daan fóotal seeni mayo kon nag li buñ ñëwee assister jour seen final dañu ñaan yàlla rek lépp luñ si sonnoon rek yàlla may ñu fekkee ko tal ko xam nga feete ko incha allah yàlla na ko yàlla def di pass seen bi rek mu sànni si kàddu merci. waaw asalaamaaleykum waa Diaspora Vision maa ngi leen di nuyu di am mbégte lool fekkee événement bi nga xamante ne événement bu am solo la ndax retrouvaille la ci mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi yàlla yamale ma ci ma ànd ak sama soxna si ñu ànd ak soxna Anna ñëw teewee ko kon mbégte rek lañ ci am sport la te ku ne xam ne ne Sénégal nitu jàmm rek a fa am jàmm jooju nag moom la ñu fekk fii muy de très bonnes impressions. ñu kàddoog nit ku baax nit ku oyof nit koo xam ni dafa ubbeeku ci biir ak ci biti ba buy wax ak yow sax daanaka da ngay foog ni sa jàmm la day sëgg rek kooku mooy Ibrahima Niane yàlla dogal mu nekk tey le premier secrétaire général de la CJL maanaam mu jiite CJL bi nga xam ni moom mooy Brescia donc mu nekk fierté si man mii nga xam ni su ma koy wax sax sama yaram dafay daw donc Ibrahima Niane ñi ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay yéen ñëpp di leen ziar di leen balax di leen balwaax. waaw Ibrahima Niane nekk le premier secrétaire de la CJL fii ci Brescia donc yore liggéey bu rëy bu am solo ñu parrainé ko tey bis bi nga xam ni ASBP ñu gën ko xam ci association des Sénégalais de Brescia moo organisé tey li nga xam ni final la ñu parrainé ko bis bi ndax liggéeyam bi muy liggéey fii ci askan bi liggéey bi muy liggéey jëmale ko ci communauté sénégalaise bi nga xam ni moo nekk fii ci Brescia ci wàllu social. waaw Ibrahima ñu lay laaj naka nga dundee bis bi nga xam ni moom mooy final bi. ak li nga xam ni moom nga gis fii ci ay mbooloo ci li fi daje ak association bi yow naka nga ko dundee bi mu tàmbalee di def lu mel nii ba léegi Ibrahima naka nga ko dundee. waaw premièrement maa ngi remercier président association bi di remercier membre association des Sénégalais de Brescia et province ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def bu yàgg ba léegi lii du guléet parce que chaque année ñu ngi koy def di ko parrainer ñi nga xam ne am na lu ñu defal Brescia donc ñun duñ mën a def lu dul kontaan ci gis ne tamit mi ngi innové di gën di continuer ci innovation bi fu mu ne nii daal li may wax mooy peut-être fi ñu yegg nii mënatuñ ko romb xanaa rek jéem a ñaanal association bi ñu comprendre conflit générationnel maanaam jamono bi ñu toll nii mooy yéen ñi nga xam ne ñun ñoo féetewoon mag doon liggéey am na fu ñu yegg dem retraite bokk xale yi ñëw ànd ak idée bu bees ak nouvelle technologie parce que bu ñu gisee tey ni ngeen taxawoo journée bi ak ni ñu ko defaree mooy wane ne changement mi ngi continuer di am donc ñu mën a am lecture boobu mën ko préparer pour rek xale yi mën a dugg bu baax liggéey bi gën a mën a continuer maa ngi remercier tamit ñi ma àndal ñëpp ndax wax dëgg yàlla ñëpp bàyyi seen liggéey muy waa Palazzolo association des Sénégalais de Palazzolo association des Sénégalais de Rovato donc association yëpp tey boo xoolee fii ñi ngi fees dal ñoom ñëpp ànd ak man ci bis bi ndax kontaan ci tuddee bi ñu ko tuddee. waaw Ibrahima ñu nekk ci journée boo xam ni duñ la bàyyeegum léegi ñu nekk ci journée bi nga xam ni culture la ñu koy wax et sport maanaam ñu toll ci période boo xam ne ci vacances la ñu nekk ñu parrainé la bis bi mënuñu bañ a wax aussi ci li nga xam ni moom mooy nekkinu immigré yi nga xam ni ay réfugiés lañu ñu boole leen ci li nga xam ni moom mooy sunu sport et culture bi nga xam ni ci Sénégal rek la waroon yem waaye ku xam Sénégal xam ni Sénégal dafa yaatu moom du jël lépp di ko tënk ci boppam donc. ay immigré ay réfugiés yoo xam ne duñu ay sénégalais ñu jël leen boole leen sunu biir ak dëkk bi nu mu méttee Ibrahima yow ban taxawaay nga am si loolu ban taxaw seetlu nga am ci loolu. mais c'est la nouvelle donne qui l'impose maa ngi koy wax léegi ak président association des Sénégalais de Palazzolo ma ne ko tey ñun mënuñu ñàkk a boole immigré yi ci li nga xam ne moom la ñuy def maa ngi doon wax léegi ma ne ko day toog sax nga togg ceeb dem woo leen ñëw ànd ak ñoom yend ak ñoom dimanche parce que loolu ñun loolu la ñu tàmm loolu mooy suñu aada mooy suñu cosaan maanaam fu ñu gis koo xam ne nii immigré la comme ñu dañ ko war a jàpp boole ko suñu biir donc nouvelle vision boobu ngeen am génnee ko moom lay tasaaroo ba dem ci yeneen association yëpp parce que loolu mooy wane ne tey dëkk bi dafa doon ci dëkk bu doy waar immigration doy waar ni immigration doy waar nag mooy wane ne tey dañoo taxaw pour xeex immigration donc ñun li ñu mën a def mooy gën a yaatal suñu mbaal gën ko yaatal ba boole ci immigré yëpp pour ñu mën a booloo ëllëg bu ñuy kaas dara mën ko àndandoo ak ñoom te li ñu wax naan bay sa wewu tànk loolu ngeen commencé donc ñun duñ def lu dul rafetlu ko saluer ko te dañ ko war a publicité ba ñëpp xam ko.
kon daal association bi gis nga ni mi ngi taxaw waxuloo doomu sénégalais rek waaye mi ngi taxaw képp ku nga xam ne réfugié africain nga nekk fii ci dëkk bi donc comme ni nga ko waxee ni ñi ngi koy yaatal te am nga ci mbégte donc yow en tant que responsable bi nga xam ne yow yaay le premier secrétaire général de la CIGL bi nga xam ne dañuy xeex ak yelleefu doomu aadama lan nga mën a sànni ci li nga xam ne moom mooy dundunu immigration fii ci bis bi nga xam ni culture la dajale ay doomu aadama lan nga mën a sànni ci diggante CIGL ak li nga xam ne moom la association bi di doxal ak naka la ñu mën a doxee ay tànku jéego jëm si yéen ba su ko defee ñu mën a saafaral suñu jafe-jafe diggante autorité italiennes yi surtout ci jamono yu ñu nekk. mais li ngeen def ñun ngeen koy defal ñun ñoo war a jóg ñëw ci yéen man li ma gis mooy ce sont les syndicats ñoom ñoo war a ñëw approcher association parce que li muy def nii c'est vrai ñi ngi xeex di dem ci tribunal di def ay cause di xeex chaque jour pour droit des immigrés mais pour li ngay def fes il faut tamit nga ànd ak association yi xam problème yi ñuy dund pour mën leen ci jàppale parce que pourquoi pas cause pilote yi nga xam ne tey ñi ngi ko war a def ci conversion permis de séjour yi nga xam ne tey moom la ñu war a defal ñi nga xam ne ñoo permis humanitaire te décrété sicurezza bi laal ko donc yooyu yëpp ay doon la yoo xam ne tey kii bi syndicat bi dafa war a ñëw jàpp ci donc man li ma gis mooy ku mel ni ñun dañoo war a indi information bi jël ko yóbbu ko ci biir syndicat bi mën a dajale association yi waxtaan ci ak ñoom pour mën a yaatal parce que journée yi am solo la parce que culture la ak sport bu ñu ne culture nag mooy da ngay jël aada ak cosaan yeneen génnee ko ba ñëpp xam ko xam nga tey li ngeen def nii boole ci réfugiés yi boole ci ñi nga xam ne tey ci yeneen xeet yi la dafay gën a contaminer yeneen association yi parce que tey sénégalais yi c'est vrai ñoom ñooy dox lu mel nii mais sénégalais yi duñ ci yem mais dañuy dem ak ci yeneen association yi nga yeneen communauté yi wan leen ko gën ko bokk ak ñoom pourquoi pas sax ñu organiser benn tournoi de l'excellence boo xam ne ni tey association sénégalaise bi moom moo koy jël en charge comme ni ñu defee nawetaan bi woolu mat 5 continents yëpp def coupe du monde pourquoi pas coupe du monde des immigrés ñu organiser ko tuddee ko contre le racisme te buñ koy def dañ ci war a boole province bi parce que ñii ñu ci bëri ñu ngi dëkk ci province bi dëkkuñu rek Brescia boole ci tamit ñi nga xam ne mooy association yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu social boole ci tamit immigré yi nga xam ne ni tey ñu ngi ci biir syndicat yi pour loolu gën a yaatu pour man li ma gis tey waratuñoo yem rek ci nawetaan bi mais war nañ mën a organiser coupe du monde des immigrés boo xam ne nii fii lañ koy defee ci Brescia mu doon pour la première fois. ñu jàkkaarloog kenn ci jigéen ñi nga xam ni ñoom ñooy marraine bi nga xam ni ñoom la ñu marraine bis bi ñu gën ko xam si Mame Diarra Diop du fi gante kenn du ko présenté donc Mame Diarra ñu ngi lay nuyu. waa Arona mi ngi lay fay di nuyu ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi teew fii tey ci finalu ASBP. waaw kooku mooy Mame Diarra Diop nekk ci Lumenzano bokk ci association bi nga xam ne mooy association Lumenzano ak association des Sénégalais de Brescia et province di ci def liggéey bu am solo donc Mame Diarra ñi ngi lay nuyu di la laaj naka nga gisee bis bi tey ak teewaay bi mbooloo mi surtout rawatina ñi nga àndal ak surtout association bi liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey surtout mbooloo mi fi daje yëpp nga gis ko naka nga ko dundee. waa Arona maa ngi nuyu ñëpp rek comme ni ma ko waxee léegi di leen ziar di nuyu waa ASBP commencé ci président bi ak ñi mu bokkal bureau bi yëpp di liggéey maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen féliciter ci seen bis bi nga xam ni macha allah di leen ñaanal rek ngeen yàgg koo teewe ay at yu bare di wax ni nag vraiment man moom kontaan naa ci marraine bi nga xam ni moom ngeen ma jagleel tey. ma di ci am contentement bu baax a baax di leen féliciter ndax lu mel ni yombul organiser fi nawetaan yu mel nii vraiment ñu ñëw ba ci final bi nii tey ngeen boole ñu ci marraine yi kontaan nañ daal vraiment kontaan nañ may remercier tamit ñi nga xam ne ñoom laa àndal muy samay mbokk samay xarit samay am di jàmm ak samay doom ñoom ñëpp vraiment maa ngi kontaan ci ñoom bu baax a baax di leen wax ne taxawaay bi rafet na di ñaanal ASBP ci kaw ci kanam ci lu baax. jërëjëf. Soda War responsable des femmes taxaw fii ak ñun ñu koy laaj Soda moom naka la dundee tey bis bi waaye avant tout ñu koy nuyu di ko wax Soda salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw Soda ñu ngi lay laaj bis bi tey noo ko dundee ak ambiance bi xale yi niñ fi nekkee niñ fi taxawee yëpp ni ñu ñëwee ànd ak seen papa yi njaboot gi ñëpp ñëw teewee bis bi nga xam ni mooy finalu ASBP 2019 yow ngay responsable des femmes yàgg aussi ci association bi Soda sa taxawaay rafet ci association bi ñu lay laaj Soda naka nga gisee bis bi tey tubaab yeeg xeet yi fi nekk yëpp. kontaan laa def ba nga xamante ne nii sax mënumaa wax parce que woote ñu wuy si la dafa neex mais boo wootee surtout la jeunesse ñëw xale yi ñëw nga gis famille yi kenn ku ne ñëw jàpp ci sa loxo doom parce que dama leen di wax ni nawetaan dañ ko fi indi kon suñu yëf la ñoo ko moom kon dañ ko war a xamal suñu doom yi kon ñu ànd ak seen doom yi ñëw vraiment dama ci kontaan
kontaan naa ci trop bi ma gën a kontaan nag mooy premier match bi parce que dañuy wax final bi mais premier match bi boppam dafa am solo parce que li naan magi démb ñi fi nekkoon doon football nekk ci biir nawetaan ba tey ñu sumi seen i godaas ñoo solaat seen i dàll tey ñëw footballaat ak Gambie kon loolu day gën a ritaxal diggante bi ñu kontaan ci trop vraiment kontaan nañ daal. waaw mbokk yi kooku moo doon Soda War di responsable des femmes de du tey rek la ko nekk donc ça fait des années man ak moom ñi ngi ànd di liggéey ci association bi donc mën naa ne fukki at sax daanaka mi ngi ci biir donc du fi gan muy yaay ci xale yi di yaay si ñu bëri fii donc di mag si ñenn ñi donc taxawaayam tey aussi ñu gis ko mu ànd ak ñi nga xam ni association bi ay doomu ndeyam Soda marraines yi ak parrains yi naka nga ko dundee. waaw marraines yi ak parrains yi xam nga la ñuy wax naan danoo moom seen cër dañ leen ko rek delloo. parce que tey bu nee Ami Soumaré muy macha allah di jigéen ju man góor nekk fii di liggéey bien vrai que liggéey moo ñu indi fii mais dafa jiital li nga xamante ni moo jiite ci jigéen yor këram yor borom këram yor njabootam macha allah di leen tette teg leen ci yoon. soxna Jaara ñëw fi moom it nekk fekk borom këram nekk ak njabootam moom it di liggéey tamit ànd ak borom këram. Ibrahima Niane moom dama koy wax ne Ibrahima Niane fu ma la gis dama la war a wax baal ma parce que Ibrahima Niane dama koy woo ba Sénégal Ibrahima Niane day nekk Sénégal ma di ko woo naan ko Ibrahima Niane kat man woo nan ma ndax nangam ak nangam mu doxal ma ci waxal ma ci ni ma Soda nii ngay jaar bu fi nekkee moom kenn waxule waxam dama ko fay yebal mu lijjanti ko ma ñëw nag taxaw ci Jacob Badiane parce que Jacob Badiane il est tellement dans l'ombre que nit ñi xamuñu li muy liggéey Jacob Badiane dafa nekk benn association bu ñuy wax Kawto ñuy yor ay ndimbal di ko jox nit ñi mais mu lëkkaloo ak ASBP di jël ay li nga xamante ni mooy dund ay fruits ak ay verdures yëpp chaque jeudi ak mu collaboré ak ASBP ñu dem di ko fa jëli di ko jox ñi nga xamante ni ñoo ko soxla kon Jacob Badiane kenn mënu koo fay te da koy wax nag da koy def ba pare kenn yëgu ko sans bruit ni trompette amul benn boo xamante ne ni bëgg na sax ku ko xam boo gisee ñu koy wax nag dañ ko bëgg a wax pour ñeneen ñi nga xamante ne ni ils sont à l'aise wala am na yenn moyens yi nga xamante ne mën nañ ci dimbali seen mbokk sénégalais parce que fi mu ne dëkk bi métti na métti goo xamante ne ni il faut que nit ñi jege si association yi pour xam li nit ñi dund il faut que ñu jege si association yi pour jàppale leen pour ñu jàppale ñi nga xamante ne ñooy ñëw ci ñoom waaw merci beaucoup loolu kon daal Soda te taxawaay bi yow yaa ngi siy gën a ni ma déggee ngay wax ndimbal yi yaa ngi siy jublu famille yi waaye aussi taxawaay bi nga xam ne mooy finalu tay bi kon yow daal yaa ngi gën a tàllal loxo xale yi ne leen ni ñu doon taxawee démb tey gis nga ñu gën a yokk seen taxawaay loolu nga gis daal ba wax ni seen taxawaay maanaam tàmbale nañu bis bi ci bismillahi rahmaani rahim waaye comme niñ ko gisee nii jeexale nañ ko ci alhamdulilahi rabil alamin donc kon xale yi am nañu yar ak teggin parents yi ñu fi àndal aussi am na lu ñu def ci xale yi association bi aussi am na lu mu def ci xale yi kon daal yow xale yi lan nga leen di sant dernier mot. xale yi li ma leen di sant rek mooy ñu gën a rapproché wu gën a jege association bi keroog bi ñu demee assemblée générale xale yi ñëw toog ñu yëkkati seen i loxo pour bokk ci bureau bi sunu secrétaire général nekk jeune sunu chargé de la sport ak communauté culturelle ñu nekk ay xale macha allah nekk ay xale yu seen loxo set di ànd ak ñun di liggéey dundi guddi na dundi naaj na macha allah kontaan daal lan def. le consul Rokhaya Ba Touré moom la ñu doon xaar ñëw na mu war a ànd ak parrains yi ak marraines yi donc ñu war a commencer li nga xam ne mooy présentation bi muy li nga xam ne mooy nawetaanu final yi donc madame le consul Rokhaya Ba Touré ñu ngi jàkkaarloog arbitre bi waaw ñu ngi def présentation yi diggante ñaari équipe yi nga xam ni mooy Scorpione ak jongante ki nga xam ni mooy Gardone Valtrompia Scorpione première participation ak seen jàmbaar ñoo egg ba final gis nga leen ñoo nekk nii xale yu am jom ndeysaan waaw ñëw bégal ñu rek xoolal rek mbokk yi Scorpione moo nekk nii première participation ñu dem final la. mbokk yi ni ngeen ko gisee nii équipe bi mooy Scorpione waaw moo football ren mooy seen première participation ci nawetaan bi donc yàlla def nañu egg ba final la ñu ngi dajeek équipe bi nga xam ne moom la ñuy wax Gardone donc ñu ngi jàkkaarloog aussi ñi nga xam ne ñooy parrains yi ak marraines yi Ami Soumaré
kenn dootu ko présenté monsieur Jacob Badiane Ibrahima Niane syndicaliste de la TGL le premier secrétaire général ak Mame Diarra Diop bi nga xam ni ñoom ñoo ñëw teewee bis bi ñoom la ñu ko bàyyeelee ñu ndayalee ko jigéen ñi donc ñu ngi leen di remercier ci seen teewaay di am mbégte wax dëgg yàlla ci final bi nga xam ni moom ngeen di teewee ci diggante équipe bi nga xam ni moom la ñuy wax Corvionné seen première participation ñu ñëw fii ndeysaan football ba egg final jàkkaarloog équipe bi nga xam ni mooy Gardonné donc que le meilleur gagne sur le fair play donc mbokk yi loolu lañ leen doon andil comme lancement donc di wax ni rek ñu teewee encore aussi li nga xam ni moom mooy présentation bi. waaw mbokk yi gis nga li nga xam ne mooy délégation bi nga xam ne ñoo fi taxaw aussi représenté li nga xam ni moom mooy communauté sénégalaise fii si Brescia ñenn ci dirigeants yi ñu gën a xam Ablaye Bar Diouf mi ngi nii taxaw doomu ndeyam Moustapha Fall Ousmane Anne Cheikh Nia Moustapha Diagne ngeen gis Mor Diakhoumpa ak Cheikh Didier ñi ngi nii taxaw mbokk yi xool leen téléspectateurs yi fi ñu toog tellement que stade bi dafa fees tey ba ku ci amuñu fu ñu toog ci kaw tribune bi ñi ngi ñëw toog ci booru pelouse bi donc lii yëpp association des Sénégalais de Brescia moom moo leen ko andil tey ci bis bi nga xam ni mooy final diggante Gardonné Valtrompia ak équipe bi ñuy wax Corvionné mu nekk équipe mixte boo xam ni ay réfugiés politiques la ñu donc dinañ leen ko jox en direct ci kanam tuuti incha allah donc lii mooy doon teewaay bi nga xam ni mooy li fi nekk. Monsieur Jacob Badiane Ami Soumaré Soda War Ana Soumaré waaw ñu ngi def présentation yi le capitaine de l' équipe ànd sekk madame le consul ñu ngi présenté équipe bu Corvionné yi ndeysaan lu daw yaram fii ci Brescia. ñu ngi joxe coup d'envoi bi nga xam ni moom mooy. final bi Ibrahima Niane mi ngi passe bal bi à madame la marraine Ami Soumaré ça se voit que ni grand bi daan na football monsieur Jacob Badiane aussi il va jouer au ballon waaw ñoo ko gisandoo Jacob aussi gis nga Ami Soumaré moom it mel na ni ku mën football final bi naka ngeen ko jàngatee ak naka ngeen ko dundee ban impression la leen def ba Elimane. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokki téléspectateurs yëpp liñ ci am luñ ciy wax mooy man moom première fois ma ñëw fi Ibrahima Niane la àndal ni ma ko jàngatee nag mooy que ne moom dina réunir mi ngi réunir association jeunes sénégalais yi fi nekk di fi dund loolu daal jàng naa ko te xam naa lu am solo la ci tamit ak fraternité bi nga xam ne diggante Gambie ak Sénégal ñoom ñooy football final bi waaw. merci beaucoup Elimane ñu jox Daouda mu wax moom impression am ci li nga xam ne mooy final bi moom yàgg na ko teewee te yàgg na taxaw aussi association bi si wàllu lépp loo xam ne structure la fii ci association bi Daouda ñu ngi lay nuyu di la laaj naka nga gisee bisu tey bi ban impression la def fi yow. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant am si kontaan te mbégte lu mu nekk du nekk lu bees mu nekk lu yàgg maa ngi fàttaliku bañ koy tàmbali daanaka boo daan xool li fi nekk si nit mu du woon 50 personnes ñoo ko daan seetaan. si ay yeneen jamono boobu kenn daawoon ñëw mais bu ñu demee ba mu toll nii am ci mbégte sant si yàlla di ñaan yàlla mu yokku ba beneen incha allah. boole leen ci seen biir boo xoolee équipe bi football daanaka ay réfugiés lañu duñu ay sénégalais aussi ay étrangers lañu maanaam ay Gambiens ay Guinée-Bissau ñu boole leen ci naka nga dundee loolu maanaam daf la delloo Sénégal ni Sénégal di dundee wala yow naka nga ko dundee. waaw daf may delloo Sénégal rek comme si Sénégal ñun teraanga rek la ñu xam ñëw nañ fii ñu accueillir leen. nekk ak ñoom loolu tam rafetlu naa ko bu baax a baax. voilà association bi mi ngi am mbégte bu baax ci sa teewaay nga ànd ak sa doomu ndey aussi soxna si naka nga dundee bis. man Suwaadu laa tudd. waaw Suwaadu naka nga dundee bis bii nga xam ni aada ak cosaan lañ fiy dekkal tey maanaam muy culture ay sport. naka nga ko dundee. macha allah bés bi dama koy rafetlu kontaan ci bés bi
macha allah macha allah. waaw ñoom daanaka dañoo bëri kersa dafa mel ni mënuñu wax waaw ma jël kàddu gi rek jox ko suma xarit kii nga xam ni sama grand la sama xarit la ñu koy wax Khadim Thiam mu sànni si ñaari kàddu ndax su ma waxee man su ma gisee waa Brescia damay am mbégte ci sama biir xol damay am contentement moom bokk na si ñi tax ma koy wax Khadim yow yàgg nga taxaw association bi yàgg nga def ci association bi te doo ci feeñ donc loolu man mun naa ko témoigner ma lay laaj Khadim tey bisu tey bi naka nga ko dundee ak lan nga ci yëg ci mbégte bi ñu ñëwee ba final bi mbooloo mi yëpp daje fii. vraiment macha allah chaque mois d'août nag dañuy yàkkamti nawetaan bi ba final bi ñu boole ñun ñëpp sénégalais yàgg na depuis 5 ans 4 ans ñu ngi si gis nga ko mois d'août ñëpp am jot ñi nekk si vacances ñi ñëw amuñu lu dul suñuy lii association bi di def lii macha allah yàlla na jëm sa kanam ak kanam ak kanam ak kanam vraiment kontaan nañ trop vraiment kontaan. nga ñii ñëpp si anciens yi la ñu bokk ñooy sunu ay grand frère sunu ay nijaay kii moom ay doomam daanaka ñoo yore équipe bi nga xam ni mooy daara ji ak pur donc sunu papa ju baax la moom day ñëw di ñu assister saa su ne di leen wax bu leen defee nii taxawee leen nii xoolee leen nii donc ñu ngi koy gërëm di ko remercier bu baax a baax te di am benn question rek bu ñu koy laaj Augustin di ko wax waaw góor gi ñu ngi lay ziar bu baax. noonu ko Sall maa ngi lay delloo ziar Ndiaga Sall. waaw Ndiaga Sall moom mooy papay Babacar bi nga xam ni moom mooy sunu secrétaire général la donc Babacar moo fi jàng ba am fi ay lijaasa donc daanaka sax dootuñu ko présenté di ko ñaanal yàlla rek mu yokk waaw Ndiaga sëñ Ndiaga ñu ngi lay ziar di la laaj naka nga dundee bis bi ak xale yi ni ñu fi teewee tey ak surtout ñi nga xam ne duñu ay sénégalais di ay étranger ñu andi leen fii ci bis bi di leen jàppale di leen taxaw naka nga ko dundee. noonu ko Sall maa ngi lay delloo ziar di am mbégte bu baax ak kontaante di xam ni bis bi daal commencé nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahiim yàlla nañ ko àggal te ci alhamdulilahi rabil aalamiina ki meilleur ki gañ daal wax dëgg yàlla macha allah yéen itam wax dëgg seen taxawaay rafet na lool am na solo ba tax ñoo ngi leen di ñaanal yàlla dafa leen jàmme àddina ak àllaaxira may leen wér ak wér daal ki meilleur ki gañ. comme niñ ko doon defee rek at yu nekk xam ne daanaka association ASBP li may faral di wax rek xam nga li mel nii. ñuy dundalaat nawetaan ya xewoon Sénégal fii sunu réew fii su dëkk bi fii ci Italie ànd kook association yi nekk ci province bi yëpp ñu ñëw dund kook ñun lii lu rafet la te li ci gën a yéeme moom mooy association bi da ciy boole ay xeet yu nga xam ne daanaka dafa jéggi sax Sénégal ndax ay Gambien ngi ci ay Guinéen ngi ci ay Malien ngi ci donc lan doon dund Afrique daanaka moom la ñuy dund fii ñu gis beneen tournure muy panafricanisme bu nga xam ne moom moo judd ci nawetaan yi donc nan ko doon dundee rek lan koy dundee lu rafet la lu baax la association bi nga koy doxal ay at te mi ngi ciy am succès yàlla na yàlla dem ba def ci ay xéewal yu nga xam ne innovation yu bees am ci ñëpp wuy si ñu ci xam ne li ñuy def pour xeet wi lañ koy defal li ñuy def maanaam pour askanu Afrique la askanu Sénégal la donc ñu ngi ciy woo ñëpp autorités yi ñu ngi ciy woo autorités italiennes yi ñu ngi ciy woo autorités sénégalaises yi pour ñu ñëw gis lu mel nii xam ne lii day taaral li nga xam ne mooy sunu réew. waaw jërëjëf Papa Dame Samb moom mi nga xam ne mooy relation extérieure. jëla Jacob waaw gis nga Jacob jëlal ma booy bi Laye Rose waaw mbokk yi ni ngeen ko gisee waaw kooku mooy Laye Rose mu ñëw ànd ak doomu ndeyam ñu ñëw tëgg fii di def lu rafet Laye Rose a ngoog waaw kooku mooy Laye Rose mbokk yi am nañu mbégte si ñoom seen taxawaay waaw seen taxawaay wax dëgg yàlla. Procéder à la remise des trophées et je vais commencer par meilleure équipe de l'année. Et le trophée donc va être remis par monsieur Alinba, qui est l'ex-président de l'association des Sénégalais de Brescia. Monsieur Alinba, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Il est là présent, oui. Alinba. Meilleure équipe de l'année. C'est Pire. L'équipe de Pire. Est-ce qu'il y a un représentant de l'équipe de Pire ici? Massour. Voilà, Massour il est là. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Maïlen Koloko. Voilà, il mérite ça. Massour. Alors, meilleure équipe de l'année, c'est vous. Donc, le trophée va être remis par monsieur Alinba, qui est l'ancien président donc, de l'association des Sénégalais. Il est là présent. Nous Maïlen Loko, s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment du mérite. Hein? Ça, c'est du mérite. Voilà, félicitations encore à vous, félicitations. Merci. Meilleur buteur de cette année, des Navettes en 2019. Donc il s'appelle
Mohamed Sall. Mamadou Sall. Et il y a son frère qui est là donc qui va reprendre. Voilà, yow là. Yow yaay rakam. Wala yow yaay squatam. Ah kon mi ngi cool. Alors. Meilleur buteur donc. Monsieur Ibrahim Magnan est demandé ici. C'est lui-même qui va remettre donc le trophée à ce garçon. Merci. Je vous demande de l'applaudir encore une fois. Ibrahim Magnan. Merci à vous, monsieur. Ça, c'est un grand monsieur. Qui c'est un grand monsieur? Voilà, qui c'est Tim. Ouais, Asubabu. Oui, moi. Ouais, un grand. Ouais, Bilahi. Merci à vous. Merci aussi. Alors, nous continuons toujours donc. Je m'appelle Monsieur Jacob qui va remettre le trophée à l'équipe deuxième qui s'appelle Corvionnet. Merci, Corvionnet qui sont là. Alors, gars, ils n'ont rien de pogate. Mais seulement, Balbouy tourne quel mouniti dara. Voilà. Voilà, merci. Jacob qui m'en est que di liggéey ci jàppale nit ñi di jàppale association bi te nit ñi xamuñu ko woon. C'est un grand monsieur lui aussi. Merci à vous. Et à l'année prochaine aussi. De Navétane 2019, le capitaine de l'équipe Gardonnet. Voilà, tu regardes, voilà, file. Voilà, ça c'est la remise des trophées donc. On est arrivé à la finale. Madame la consul qui remet le trophée au jour de Gardonnet. Merci à vous. Merci tout le monde. Merci bien, merci tout le monde. Merci, c'était vraiment la finale. Merci à vous, Ron. Merci beaucoup. da ngay répété waat ñu ngi koy remercier bu baax muy liggéey ci coopération bu ñor Kawto. Ok bi nga waxee mbalit mi sànq am na ñu mu àndal mën na ko remercier. Voilà, c'est ça donc. di jox kaddu gi ki nga xam ne mooy Abou Ndiaye naka ngeen gisee bis bi tey ak naka ngeen ko dundee bi ngeen dugg see ci biir association bi ba tey. waaw bés bi moom xanaa kontaan rek. waaw bés bi moom xanaa kontaan rek. kontaan neen because ñàkkul bii mooy suñ first year. bii mooy suñ première year ñu ñëw ba dem jouer ba final. sant yàlla. biir seen origine la ñu bëgg a xam aussi. waaw ñun daal Corvionnet leen dëkk. waaw Corvionnet boori Gambara. waaw donc ñëpp xam nañ ni benn la ñu donc ñu ñëw fii aussi en Italie dëkk bi ñuy wax Brescia donc ak ñoom condition yi ni mu fi ñëwee ni mu méttee donc ñu ñëw ba fexe jege si association bi tàllal leen loxo ñu wuyu. association bi moom ni ñu ko gisee moom kontaan nan man maay coach Corvionnet bi man Gambien la bot suñu équipe bi moom Afrique la because nit yëpp ñoo fa nekk sénégalais ñu ngi fa Ivory Coast ñu ngi fa malien yi ñu ngi fa ghanéen yi ñu ngi fa ñun yëpp la xam nga ñun association bi dañ si kontaan because affaire pour booloo nit yi la ñu nekk benn fii xam nga so ñun luñ mun a wax foofu noonu kanaa kontaan am si sawar pour next time ñu mun a join si tournament bi yóbbu affaire bi si kanam am nga kontaan nañ si arbitre bi kontaan nañ si association bi kontaan nañ si everything si tournament bi so football lii la football win and lose la da ngaa win da ngaa play nga lose nga win nga gagné ñun gagné luñ luusoon ñooñu den toog ñun tamit tey lose nañ so sant yàlla ñu ngi félicité ñu ngi gërëm gars yi Gardonnet after am nga yeneen team yi yëpp ñu ngi gërëm gars yi ñu ngi gërëm coach bi refali bi everybody suñ capot bi Aldo ak gars yi yëpp ñu ngi gërëm gars yi am nga ñoom Mario ñoom gars yi yëpp ñu ngi gërëm gars yi booy moom try nañ man awma lu may wax gars yi kanaa kontaan xam nga waaw ñun ñoo gën a kontaan si yéen di leen jaajëfal bu baax di leen wax nañ leen gën a booloo bokk ndey bokk baay donc ñu taxaw ak ki nga xam ni moom mooy sunu nijaay moom mooy sunu grand frère di sunu doyen ñu gën ko xam ci Cheikh Niang mu nekk médiateur culturel la donc yàgg ñu gunge ci lépp loo xam ni mooy wàllu social ci association ASBP ba tey teggwul tànkam Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Joxbaat maa ngi leen Arona. waaw Cheikh ñu ngi lay laaj finalu tey bi ginnaaw biñ ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim ba tey ñu jeexalee ko ci alhamdulilahi rabil alamin ñu gis fi ay pa ay maire ay mag ak ay rakk yow nga ñëw ak ni ñu daan taxaw nga ñëw taxaw naka nga dundee final bi tey ci taxawaayu ASBP. waaw tey dafa am leneen lu ma rappelé parce que dafa ma won ni xëy na nit ñi ñoo ko seetluwul mais kenn ku nekk da nga def communauté muy sa yëfu bopp parce que dama fi gis ñoo xamee ni
damay laaj mais kii kañ la ñu ni ma yàgg na ci dëkk bi ñu ni ma kii dëkk sàngam la jógee bon li nga xam ne ni mooy seen warugar te tax ñuy wax association da ngeen ko def ba mu mat waaw yëfu doomu aadama nag lu ñuy dolli la bis bu nekk mais gëm naa ni yéen a ngi ci yoon wi te wàccuwu leen waaw kooku moo doon Cheikh Niane donc ñu koy laaj fu mu toll nii nag léegi ci wàllu intégration surtout comme ni mu ko waxee la ñu koy laaj ni mu ne xool na ay nit ñoo xam ni bokkuñu sax ci biir maanaam duñu ay sénégalais donc ñu lay laaj Cheikh ci wàllu intégration ak dëkk bi fi mu toll jafe-jafe bi association bi fexe ba dajale lu toll nii ci mbooloo donc amul bruit amul xuloo amul xeex tubaab bi yëkkati seen alal jox ñu ko ne leen dem leen te duñ leen ci gunge dinañ ñëw nag seetaan naka nga gisee wàllu intégration bi maanaam am na luñ ci war a yokk ak taxawaay bi surtout réfugiés yi fi ñëw. waaw xam nga dañu nekk ci contexte politique fii en Italie bu doy waar contexte boo xamee ni dafa créer ay tiitaange ak ay njàqare sur le plan national surtout li jëm ci réfugiés yi mais ma gis ni ci seen taxawaay parce que man gis naa ni yamewu leen ko rek ci organiser leen sport ñuy daje gis naa li tubaab yi wax boni pasti mooy ay bon yoo xamee ni pour lekk la ngeen dem déposer ko ci yenn restaurant yi pour réfugiés yi nga xam ni génne nañ leen ci camp yi wala réfugiés yi nga xam ñu ngi ci biir dëkk bi te bu waxtu lekk jotee amuñu kër gu nu dugg ngeen jël restaurant yi def ko seeni kër ñoom nga xam ni ku ca dem sa këyit ngay wone ñu jox la nga lekk mu doon geste boo xamee ni sunu culture daf nu ko sant boole kii sunu diine sant nu ko ngeen geste boobu ngeen def nag ma gis ni parce que xale yi dañuy ñëw di ci wax ak man muy xale réfugiés yi parce que ñu ci bari dañuy ñëw ci man xale yi di ma wax li sénégalais yi def jëmale ko ci ñoom li communauté sénégalaise bi def ci fànn boobu ma bëgg ngeen xam ni ñun mag ñi dañu ci adhéré te suñu xol def ci sedd pourquoi xëy na peut-être suñu jamono melul woon nii mais jàng ngeen ci ànd ak ñi nga xam ne ñoo doon seeni mag ba yéege ko ci niveau bu toll nii intégration bi ngeen di def nag dama bëgg bu ngeen jógee ci sport bi ngeen dugg parce que yéen a ngi ci social bi gaa mais accompagnement bi sur le plan administratif sur le plan légal mu gën a jege mu gën a wóor pour immigré yi. jàkkaarloo ki nga xam ni mooy Seydina Camara président de l'association des Sénégalais de Brescia et province waaw Seydina ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Arona. waaw Seydina ñu ngi lay laaj rek fii ci Diaspora Vision ñu ngi lay laaj naka nga dundee bés bi tey parrain yi marraine yi ambiance bi nga xam ni père de famille yi ànd seeg seen ay doom ànd seeg seen ay jabar ñëw di seetaan li nga xam ne ñooy seen doom yi di football ak équipe yi nga xam ne ay réfugiés la ñu bal tàkkul sagar xeeñul ñun ñëpp ñu àndi ko ci fair play tubaab yi gën a kontaan si ñun aussi di wax ni wax dëgg yàlla am nañu mbégte si yéen dajale lu toll ak plus de 500 personnes 700 personnes te problème amul naka nga dundee bés bi tey Seydina. waaw d'abord di sant bu baax taxawaayu presse bi di ko tàmbalee ci ñi nga xamante ni si ñoom ñoo nekk presse locale et sénégalaise ñu xam seen devoir ñëw def si ko ginnaaw si loolu impression bi ma ci am rek mooy satisfaction parce que bu fekkee ni danoo mën a dajale mbooloo mu toll ñi ci Brescia ñëpp ñëw wuy si mooy que ni c'est une activité saine loolu nag buñ ko dee def nit ñi di wuy si association bi ça veut dire que ni ils sont intéressés et ñun loolu rek moom moo ciy seen devoir lii nag liggéeyu xale yi la waa commission sport et culture boobu ba tey ñu ciy góorgóorlu tey liñ naan dañ doon tari rek ndax dañ koo jàngee ci ñoom Mor Jaxumpa ñi fi jaaroon tette leen ñoom Moustapha Diagne ñu nit ñu ñëw fekk fi liggéey boo xam ne ñoom Abdou Ndaw ñoo ko tàmbali woon Moustapha nekkoon ca président commission sport ñu ñëw ñoom ñëpp jaar ci donc tey bu ñu yegsee fii rek Alioune Ba jox ma lenge yi c'est parce que dafa préparé woon terrain bi ba mu baax donc ñun communauté bi yëpp la ñuy wax jërë ngeen jëf merci. waaw kooku moo nekkoon Seydina Camara président ASBP ñu ngi koy jaajëfal bu baax.